te du ko def rap te du ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip-hop te du ko def rap te du ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip-hop te du ko def rap te du ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. I know what I'm saying. Oh, bul ma yàqal. This life niggas. Daf la boss. Oh, bul ma yàqal. Damay bëgg ñi may bëgg te jege ma lool. Damay bëgg ñi may bëgg te sori ma lool. Dugal ma seen xol di seral sama xol. This life fi mu jóge sori na lool. This life li muy représente bari na lool. Benn single la a génn tës yëpp ko jënd. Lu jëm ci wàllu bëgg leen foog ma bëgg ci ndënd. Suma makkaama weesu na ëffal ak ënd. Suma makkaama weesu na gangs hardcore hard sit weex koor. Suma makkaama toll na taxawal benn kooru harmonie. Ma nigga oh bul ma yàqal. Oh bul ma yàqal. Ma bëgg a tekki li takke ma tekki. Dama bëgg a nekki ci bërëb bi féexi. Oh bul ma yàqal. Oh bul ma yàqal. Ma bëgg a tekki li takke ma tekki. Dama bëgg a nekki ci bërëb bi féexi. Oh bul ma yàqal. Dama gëm ki ma def li ma doon xam li may def li mu doon li may def li mu doon denc lu bari ni goon moytu lu bari lu bon sanc fu bari mu doon rap music Thirst Life ku pentum Colobane la life Castor si te porte suma life Jack Sao Guéro suma life post. Allez, bonsoir et bienvenue dans votre émission Hip Hop comme ni nga ko tàmm defee tous les dimanches à partir de 16h jusqu'à 16h30 nga am li nga xam ne moo gën ci hip hop ici sur la Proxi TV télé bi lay jege di la wan sa bopp. On est ici entre les deux voies ci route nationale bi. mais Ndoye man fii damaa ragal léegi oto yi ñu romb waay nga wóor eh boy nous sommes là pour chercher un grand artiste qui fait partie de cette génération de old school barki yàlla fii mun ma fee concentré wu Ndoye nañ waxta dem voilà on est là pour chercher un artiste de renommée internationale nommé Tupac ay Tupac gars les gens vont me dire que Tupac dekki na. Non mais c'est là l'attaque en fait, c'est là l'attaque. On est là pour dénicher un talent caché, un gars qui a eu même benn gars boo xam ni Tupac daf ko feeñu quoi. mais bu nga ko feeñoo li mu ko wax loolu la ñëw xool ñu lan la quoi sincèrement. wooy boy dañ dem xooli gars yi ci biir en attendant on va regarder ces clips puis on revient léegi. yàgg port fort bra yor koppar fort suma life gént bu ma xaw a jaaxal bro Tupac feeñu ma ci guddi na ma mission bi matal ko bro ndax yenn xali ma i sànni nañu ko yàlla buur bi ñu sàkk Thirst Life ku bëgg a lekk ba suur yow foog nga Thirst Life ma bëgg a tekki li takke ma tekki dama bëgg a nekki ci bërëb bi féexi oh bul ma yàqal. Oh bul ma yàqal. Ma bëgg a tekki li takke ma tekki dama bëgg a nekki ci bërëb bi féexi oh bul ma yàqal. du fi bii du fi bee du sa boss du fi lii du fi lee xanaa sama boss rap musique bi dafa toxu ci yeneen ni boss ci yeneen ni boss Thirst Life pour a rawale ji yeneen ni goss rap musique bi dafa weesu ay petit label bi may gune ba léegi musique laay def mësuma yàgg ci néeg bi dund bekk ko def li ngay dégg ci samay rhymes dund laa ko def fi ngeen toll ci nouveau rap bi démb laa ko def Tupac feeñu ma ci gént yàlla moo ko def Thirst Life bi ma doon yàlla moo ko def ma nigga bul ma yàqal. ma bëgg a tekki li takke ma tekki. lii ma dugal ko fii boo sàccee da nga koy kaaw maanaam sàcckat yi bu sàccee dara da nga koy kaaw. ay yow gën a génnal kaay yow loolu la war a ñëwee jël da ngaa sàcc ku sàcc la ñuy jël de yow gën a kaay receleur la waa ji gars yi receleur la yow man ma sàcc yow jox la nga jël denc. ah mais yaa ma ne ubbil ma dugal. xam nga man su ma tëddee 5 ans yow 10 ans ngay tëdd. non man du ma tëdd 10 ans man nag maa ne ubbil ma dugal xaw ma looy dugal lan la. ah mais buñ la ubbil nga dugal nga ubbi rek ma dugal rek. non du ma sàcc de. loolu wóorul de yow noo tudd sax ma yoole la. man Wally Sarr laa tudd. Wally Sarr. waaw j'ai l'impression que tu allais dire Wally Seck.
non Waly Sarr. mais ça va yow man xam naa ne yéen dawal clando yëpp Waly ngeen di bëggee. waaw leer ma loolu sax moo tax nga tuddee sa bopp Waly. non du loolu nag billaay man. xam naa ne Sarr nga sant mais Waly bi yaa ngi indi. non Waly bi du ma ko man ku jur sama papa lañ ma tuddee quoi kooku Waly la. ok moom la defoon ci réew ma bañ tuddee ko Waly. non kooku xam nga rek daa nekkoon mag bu baax moom sama maam bu baax la woon. léegi la kan mooy sa maam bu gën a siiw yow. sama maam bu gën a siiw mooy Waly moom mooy ki ñu ma tuddee. bàyyi dafa nii. waaw day wax sàcc suñu sàcc nga bëgg a jël si. mooy ki ñu ma tuddee kii waa ji day sàcc suñu affaire mu bëgg a jël waaye léegi defal naa léegi li ñaan la jar li ñaan la jar téeméer waaw baax na léegi naa la fay. non man li ma koy jëlee téeméer yaa mooy 700 laa la ko jaay. 700 wu la yow da nga ñëw suñu dëkk ba ñëw jaay 700 xaru lii kan ak kan laa ñu jox sax waaw Proxit na mat de dina mat mais dama koy yóbbu sëri ca gaale laal la taake moo tax mais yow wax ñu la ngeen di dundee fii nii ci dëkk bi ak clando bi est-ce que mu ngi dox. clando bi waaw ñu ngi sant yàlla bu baax de moom. wax dëgg ne ñu ngi sant yàlla moom. waaw xawee nag neexul nag mais ñu ngi sant yàlla de moom. mais est-ce que tali yi normal la seen oto yi du ci yàqu. tali bi moom fii ba keroog ngay ay comment dire. n'est-ce pas fii doon taa. fii yëpp ndox lay doon. bu tawee nan lay mel. waaw fii bu tawee oto du fi gaare. oh billaay fii moom. président yi war nañoo dimbale woon defaral ñu sunu tali bi moom. ah président mi ngi leen dégg waxal li nga bëgg waxal. billaay waaw li ma bëgg a wax moom mooy tali bi moom nañ ñu ko defaral rek Diamaguène moom Diamaguène njëkk saa woon daa mel ni bokkul ci kii quoi. bokkul ci Sénégal. sawaay bu fekkee mën ngaa fay daal mën ngaa laal bu dee mënoo fay bàyyil. lu nuy fay ñaata la ñuy fay. man ma 2000 lay jar. waaw. ah fii de ngi yëpp 2000 waaw. ah ok c'est bon ci boppam. ñeenti téeméer waaw. kii lan la. kii boo mu ñu lekk la xanaa. kon moo ko defar fan la jóge nu mu tudd. waa service bi nu mu tudd gaynde ñoom ñoo ko defar moo ñu defar matlaay ñoo defar moom. man la waaw. ñoo defar. lu muy jar moom. 2000. 2000 waaw 2000 bëriwul. bon bëriwul ba 2000 du dara. am na goûter ba pare doo ko xool. goûter partagé. liir ko liiral. keremu la. te yow xamoo dara yow njëkk a jàngoo kii xamul sax mi ngi liiral léegi yow grand xam nga laala taag bu baax. moom tubac moo ko feeñoo. waaw tubac waaw wax dëgg na sunu grand bu baax la moom billaahi walaahi ñun nag moom ñoo bokk fii nekk ci koñ bi mais grand bu baax la moom ku ñàkk ki ñaan billaahi. sambay mbayaan sam non ba samay mbayaan billaahi walaahi samay mbayaan man fii la dëkk man fii laa nekk man sax moom lan laal defar non defaruma dara mais daa nekk ak man koo xamante ne daf maa jox cër respecté ma am yite ci nit yi graawul Waly mooy loolu Waly graawul non waram baax Waly da ngay ne fii di baab rek booy ndooy nañ dem sa waay day baab quoi di jéem baab sa waay nii kenn xamul lu mu demee noonu léegi on va entrer là-dedans parce que quand vous voyez la rue ils ont raison de dénoncer que cette rue est complètement délabrée et da ngay gis que ni fii nii bu tawee moom dina am nenn muy mel quoi donc na ci nguur gi bàyyi xel ces gens ont besoin d'aide ñun si ghetto bi lañ dëkk de ñun duñ ñëw fii di seexlu waa ghetto bi mu ko si àdduna boo ko ñëw rappeurs yooyu wala animateurs yi du ñëw naan non ghetto bi lii ghetto bi laa grand loo bëgg a wax waaw waxal waay kaay jël kaay dama lay may kaay ñëwal daa cëm mais Ndoye xam nga ni fii nii ghetto bi ñëpp bokk ndey ak baay soxna si yow da ngaa bëgg a feeñ de may feeñalu ma la doo waaye yow yaa feeñul. publicité wuñ de émission la ñuy def. nuyu naa la waaw fay naa la. bàyyi nga ci jàmm. ñu ngi ci jàmm ba. benn rappeur bu dëkk fii nii. mu ngi nee di ñëw Lala Taka lañ seet si. ah MC. waaw yow léegi lan nga mën a wax ci dëkk bi yow. non ci dëkk bi fii. waaw dafa métti. amul xaalis dañoo sonn. liggéey bi métti na doxul gis nga garage bi ni mu mel gis nga. ñu koy soo ba ngoon toog nii ah. nii. waaw mais MC mën na ko lijjanti solution bi mën na ko lijjanti grand bu baax la quoi. kii grand bu bien la quoi. Sëñ Bamba. kii moo génn Tupac moom mii seul rapport bu génn Tupac. ci àdduna nag ci àdduna. ne ko xoolal jël ak mic bi. Lala Taka mii la. kii day dem ca kaw. bilaay. kii MC la. non. ak Sëñ Bamba kii nii day dem. seen artiste la ñuy baab nii mu ngi nii artiste baa ngi nii ki lay seet sa am tellement su ma ñëwee fay ko waaw seen artiste la ngi noonu voilà c'est les bienfaits de la rue ça c'est le ghetto quand on est là on essaie de partager avec eux parce que eux ils ont des problèmes eux ils ont des choses qu'ils veulent dénoncer et c'est ça le charme de la rue voilà grand bi yow sàmm. grand ma bëgg a tëjee freestyle sa yaram tàng na
damay bëgg ñi may bëgg te sori ma lool damay bëgg ñi may bëgg te sori ma lool damay bëgg ñi may bëgg te jege ma lool duggal ma seen xool di seet sama xool te Sla fi mu jóge sori na lool te Sla li muy représente bari na lool benn single la ak génn tës yëpp ko jënd lu jëm ci wàllu bëgg leen foog ma Forever Man mix Dip Doundou Guiss Forever Man. yaay king wala moom mooy king bi. moom mooy king bi. ci génération. waaw xam nga lampe bu baaxee. day nit fépp. waaw Dip lampe bu leer la quoi lampe bu leer la day nit fépp. est-ce que moo nekk di doon niitaaleel instant yi nii. mais Forever Man moo may niital kay parce que Dip xam nga damay wax moo tax barki démb maa ngi gis benn boy mu ngi bind ci Instagram bi naan pourquoi pas laa la taake ay concert u Dip man je dis que Dip suma rakk la. 92 laa commencé def hip hop. hip hop teral na ma. am naa ci sumay njaboot ñu ngi jàng maa ngi leen di fayal. maa ngi fayeku on va essayer de marcher un peu ñu doxantuwaale xoolaale ghetto bi ni mu demee waa ji yow ñu ngi ñëw. xam nga fii nii bu tax ma entré leen fii fii mooy entré Jaksaaw. Jaksaaw dañu bëgg kan ngeen àndal. gaa yi ngi support def nañ ko affaire mbër nag. waaw xam nga non si rab bi foofu la toll. rab bi affaire client la de rab fi mu toll nii ko amul client boo génnee cassette doo jar mais gaa yi fi génne cassette yëpp mu nga ca mbalit ma. jarut waaw bëri na. ma ne client la client. mais yéen seen ñaari cassette yi ngeen di kon génn ci la ko. waaw parce que booba rab bi amagul client par rapport ak tey rab dafa am client man laa la taake su ma jaayee 12 millions sama premier tirage damay bàyyi hip hop. da ngay bàyyi waat. tout tranquillement xanaa Tupac ñaanaat ma parce que moo ma ñaan indiwaat ma. dafa laa ñaan nga ñëw. donc waaw laa ñaan moo ma ñaan ma ñëwaat. moom bu la ñaanee nga ñëw nga war a des. non man nu mu mënti demee. xam nga Machiavelli yi comme depuis ma nekk xale vraiment maa ngi suivre grand bi mu nekk États-Unis jànguma anglais mu bàyyi fi ñi jàng anglais bàyyi ñi dund ak moom carrière enfant ñëw feeñu ma def ci man hip hop su may rap nga gis sama rap ni mu neexee comme bu Machiavelli waxuma sax ma rap boobu boo ma xoolee uniquement je te dis une chose xalima bi yàlla sunu borom bindee Tupac man kese la ci bindaat bindu ci keneen amul keneen kum ci bind suma bakkanu doom suma doom moo ma gënal lu ma mun a am non sen benn jour maa ngi dégg nga ni bu weesoo nijaayam bi nga xam ne mooy wëlëre yaayam yow yaa gën a xam Tupac kon kan mooy Tupac. non wanam sen ba pare ma xam nga damay faral di wax gars yi Sénégal may leen man ba léegi Tupac daf may wax ay affaire sa waay man xam nga lu ma neex ci Sénégalais lan moo tax gars yi mun ñu kaa gëm. dañuy bàyyi ba ma dee ñu gëm ko gëm nañ ko non sen gëm nañ ko. yow da nga war a nekk benn pour man benn genre sanctuaire boo xam ne gars yi dañuy jógee ci àdduna fépp ñëw di la siyaare. xam nga su fekkoon man damay wax Tupac pour rap ñu mën a wax man dama mun rap Sénégal ba mu daj gisuma ku ma fi dàq rap Sénégal ba mu waxuma Sénégal adduna bi maintenant Tupac laa ci tollal xalima hip hop te yàlla jëlee na ko fi bàyyi ma amul keneen ku ma fi tollal xalima hip hop ñu ngi may dégg xam nañ li may wax kon yow wax nga ba pare yow dama lay noppi loore yow wax nga ba pare dawaat sa yoon aja merci sa oto bu ñaaw bi xam nga lii la ñoom dañ ma bëgg Teuss Life dañ koy supporter koñam dañ ko bëgg wax dëgg yàlla moo tax sax ma defee nii émission bi pour bëgg ñu dégloon te waxtaan naajement sinon buñ ñu wëree du li dafa intéressant parce que booy ñëpp dama site yëpp laa tëj fan yi yow rek laa ubbi la site yëpp laa parce que dama yor sama site man tam Teuss Life le privilège xam nga may wax ni man Teuss Life Superstar kat pour ma wax ni Tupac amalu ma njariñ am naa ñaari album ñu maa ngi fayee ko droit d'auteur sa waay ñu ngi may fay depuis 2006 droit d'auteur ay millions la non sen namu ma kecap non sen pour ma ne Tupac feeñu na ma te feeñu ma amalu ma njëriñ non sen mais Tupac moo xam li may def Tupac dafa xam ni hip hop lay def non sen bu wér Tupac du ngaaga de Tupac wàlliw la non sen Tupac wàlliw la non sen Tupac xamal na ma loo xam ne bis boo ko waxee barke alxuraan dootuñu déglu kurul man te bëgguma loolu bëgg naa ñuy déglu samay nawle Tupac xamal na ma laa wax loo xamante ni tamit loolu loo jiitee doo ko wax tas àdduna non xam nga ku mel ni Dip fekk mu ngi dund ci kaw suuf rus naa lu bëri ndax Dip dafa gore booy ku laabir la booy man laal taagi dama ñëw noonu yi booy gis sama cartonné booy xoolal man sama problème mooy yow mun a wax léegi ñaari baat te boole woo ci Dip dafa am lu mu la defal à part loolu mu ñëw 1 million de vues mu fete ka ak yow
Dip ay milliards la ma du lu may wax sax parce que Dip li ma defal lépp aw ma temps taxaw di ko wax dëgg yàlla aw ma jot wax ko mais xam naa ni daal Dip defal na ma te yàlla xam na ni Dip defal na ma. par force king bi mën la tëddum dégg. loolu moom da xam nañ ki ngay waxal. king bi gan la. si rab bi laal taake. ayoo king bi gan la. wa laal taake mooy sama king de. yow be king bi man la. Tupac mooy sama king. mais kon ñun kon yow da nga war a nangu ne yor nga parce que bu fekkee Wally Seck mi ngi lay defar Coumba Gawlo la defar Dip di la defar kon yor nga. Wally Seck defaluma dara Coumba Gawlo Seck defaluma dara xam nga la nit ñi lan laa bëgg ñu xam ko li tax ma xëcc Wally pour bëgg a def ak moom son teguma ko ci xaalis teguma ko ci oto. Tupac da daan jël ñoom comment dirais-je ñoom booy Haroun doon def ak ñoom son mais booy Haroun il était comme Wally Seck mais pourquoi pas Wally nekk fi ma ne man du ma def ak moom son. sa waay man soxoruma. je suis une légende. waaye dafa leer. yàlla moo ko def lu tax ma bëgg suma rakk ji Dip lu tax ma bëgg ko dafa gis li nga xamante ni moom la sénégalais yi di laam-laamee Dip leeral ko sa waay fii Sénégal kenn gënu fi xam Dip hip hop. est-ce que yaa ngi dégg bu baax. en plus mu bokk ci ñi nga xam ni dañoo jaar presque ci compétition yëpp jaar ci def mbedd quoi. waaye déggoo li ma la wax ma ne Sénégal gisuma ku fi gën a compétir Dip ci hip hop gisuma ko ba mu daj gisuma ko ron yaru na jox na ay magam respect lii ma koy waxal ci lu baax Dof Ndeye magam la lii la koy waxal ci lu baax fii ku fi bon ñu wax ko ku fi mel neneen ñu wax ko kenn moomul kenn ñun kenn xolal sama location wu doom yi kenn fayal lu ma ko. yaa ngi fayal sa bopp. est-ce que xam nga li ma la. teraanga or yi may takk du Dip moo ma ko jox. est-ce que comprendre nga. voilà. I know li may dundee du Dip moo ma ko jox. mais dama ne Dip nitu yàlla la fii ku fi baax ñu wax ko. laa la taage waxal sa bopp mais wax ñu. depuis sa début carrière 92 nga commencé rap boobu juddooguma sax 92 nga commencé rap ba léegi yaa ngi rap mais bokkoon nga ci groupe bu tudd Rap Attack ñun moom lañ la xamee. ngeen génne ñaari album mais kan mooy Lala Pack Lala Taake wala Lala Pack bu la neexee. man je né à Kaolack. grandir à Koupentoum. Colobane Castor Cité Port Dieuppeul 2. Diacksao Guinaw Rail Poste Thiaroye moo tax benn mag du taxaw ne maa yar Lala Taake ku ko wax maa la waxoo dëgg man kenn yaruma yàlla moo ma yar parce que sam papa mayu ma temps bu ma toogee ci benn quartier rek ñu yar man lépp paa bi daf ma mus di maanaam musul bëgg ma def hip hop. moo tax lieu bu ma dem rek bu ko lee bu ko déggee ne maa ngi def foofu hip hop mu jëlee ma foofu yóbbu ma feneen mais fu mu ma yóbbu foofu tamit gën a naatal hip hop fu ma moo tax après finalement xamatul fu mu ma yóbbu bi ma indee Poste Thiaroye nag la yàqu parce que après damaa ñëw Poste am Rap Attack Saat hip hop la Thiaroye Saat hip hop la ma ne waa paa bi lu muy ma sama paa bi muy jógee town kola di pour toxu fii c'était benn rakam ndeysaan ndoom si yàlla na ko yàlla yërëm Pape Set da ko ne woon sa doom ji boo bëggee mu bàyyi rab bi carrément da ngay toxu ci banlieue bi booba maa ngi ndonga daara ji noonu ñoo nekkoon Colobane booba maa ngi ndonga daara ji ñoo fa nekkoon ak magu Gaston Assane Ndoye Assane ak suma mag bi ma bokkal ndey ak baay Kéba formé benn kuréel tuddee ko syndicat underground ci la formé wu nekk xale li ma wax ni Gaston mun na ma témoigner ndonga daara ji mun na ma témoigner ñun bi ñuy def hip hop démb doo am gel dof lañ ñu jàppee woon tey la rab bi neex rek ami million ñun démb problème mu gel ñun démb booy def hip hop dof nga moo tax tey may montré war lu dof bi parce que ay million ngi ci mais jamono sax dof-doful day fay par rapport ak bu njëkk ba rawatina nag ku fees dell ak dof ndax ñun taalibe Seera Faal lañu ñun moom lu wér biñ juddoo ba léegi ay dof lañ ñu tam waaye dof boo xamante ni day teral way juram dof buy teral njabootam concert bu mu yéeg public bi ne doyaluñu waaye réew mu am dof boobu noonu gën koo jàppale waay jàppaleel dof bu mel noonu moo gën dof bu mel ni 10 000 problème nekk ci town bi di xas mag ñi di saaga mag ñi te amul esprit hip hop lu dul rang cagatu rang il n'est pas même l'esprit de hip hop non seeni seen ngeen génne album 2006 ngeen génne album xel ak xalaat 2010 ngeen génne benn album tiis ak xalaat tiis ak tës oui mu nekk album bu soow ci la Tabaski bi ñu reprendre woon sound Youssou Ndour bi nekk
vraiment Fou Malade moo ko produire woon vraiment production bu jaar yoon ma wax la flyers yooyu Fou Malade France la dem defaree ko même buy taw sax même suy taw sax da ngay wut même buy taw sax da ngay wut éponge da ngay wut éponge fomp flyers yooyu Malal ay millions la ci defoon Malal Fou Malade il était quelqu'un boo xamante ni fu ma toog dama koy tudd moom it parce que ku la defal lu baax soo ko waxul buy lim ay noonam na la ci boole ay millions jamono bi nga xamante ni rab bi metti woon na pour def single ay millions la génn defal ko Rapatak ay album te booba waxuma album single rek dafa metti pour am ko moom mu génne ay millions exposé ko ci Rapatak kon man lan laa namu ci hip hop man j'ai beaucoup man li may prouver naa ko quoi xam nga léegi lan moo ma dese li ma Tupac doon doyee mooy ma yeggale mission bi rhymes yi nga xam ne dafa réeroon kenn waxatu ko ndax xaw ma dañuy dawal mbege xaw ma dañuy dawal mbaam kenn xamul lu ñuy rap dégg nga ma ñëw feeñal ma ñëw kenn xamul lu ñuy rap fii mu ne ma ñëw feeñal rhymes yooyu melomaan yi kontaan parce que melomaan yi gëj na ñoo dégg rap depuis Dip ñëw ak Laala Take la seen xol yi sedd ñu commencé di déglu rap normal rap tranquille rhymes bu engagé ñu ngi koy commencé déggee laa wax ci Dip ak Laala Take rap bi deewoon na kenn xamul xaw ma dawal mbaam xaw ma dawal seret boo waxee loolu dinaa xaw a tidde parce que avant ñoom amoon na ay Gaston ay Simon gars yi ñu ngi fi woon cinquième underground xam nga génération boobu damay wax heure bu nekk comme ni ma classé hip hop awards hip hop awards suñu bëri dañu foog ne dama ko classe par sama intérêt non dama classe hip hop awards pour muy def ay reconnaissance ñu mel ni Gaston hip hop da leen war di defal dara chaque année ñu mel ni Simon mi nga wax ñu mel ni Nit Dof ñu mel ñooñu sax Nit Dof sax peut-être yàggul noonu yëpp mais ñu mel ni ay Pinal Gang ay Requin 2 mètres carrés ay coalition ñamu mbaam ay Rap Attack ñooñu ay dañ leen war di defal ay récompense loolu laay clash loolu moo métti ci hip hop awards bi da ngay nekk seen boy di leen attaayal di leen may gel loo bëgg yàlla nay jàmm man ko yaakaar ndeyu ma may la gel kattal la sa gel lay def am teef niggas man dama am temps bu mayee gel man may sirit neew non attends mais boo yow xanaa doo seetaan kii Waydi parce que Waydi moom am na diplôme de reconnaissance yu muy joxe chaque année amoon na bu ñu joxoon Daara J am yu ñu joxoon Rapadio xam nga mais peut-être yéen seen yos moo jotagul ma ne bàyyil moo yu jotagul tànn sa bu la neex la daf cee bëri quoi yi nga lim yëpp yow li nga lim yëpp Uptown la waaw voilà tànn sa bu la maafe la waaw ñun downtown bi lañ soxla Dip moo siggil downtown bi Dip moo xool test live ci downtown bi mu ne leen king bi mu ngi ci downtown bi mu ngi biir banlieue muy metti ndeyu ñu bëri nag te ñemewu ñoo wax comme kan mais du ma tudd ñoom xam naa xoolal frère mais am na ku fi xëcculoon king maay king bi géejawaay king baawa koo koy kan man xam booy géejawaay bi ngaa ko blende king baawa xam nga booy boobu de xamoo ko non léegi nañ dem seetaan My King de Laala Take puis on revient vous êtes ici à Diacksao ñëw partager émission bi spéciale comme ni ma koy waxee spécial old school avec Laala Take nañ dem xool clip My King puis on revient léegi nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd gis rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd gis rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Voilà, après ce nice clip de My King de Mr Laala Take from Diacksao Diamaguène Laala am na lu bari loo xam dafay am ci game bi mais yow sa retour dafa am leen lu mu marqué parce que ñëpp dañoo toog xëy rek daal ni am na benn gain parce que virus la quoi affaire bi information virus la daa jékki-jékki génn ci toile bi kay ne waaw am na benn gain bu génn Tupac ñëpp jàpp ko da ngay comédie ñu bari la jàppee rapport comédien ba léegi. waaw xam nga ñu mel ni yow duñ ma ko jàppee parce que dafa am ñoo xamante ni hip hop nu ma ko ñoom comment dire xamuñu M6 quoi ñu ngi commencé déglu rap ci jamono man ñi nga xam ne ci jamono Lil Wayne xam nga li ma la ci jamono Lil Wayne la ñu commencé déglu ci jamono 50 Cent ñooñu mënuñu xam Laala buy Laala di wax hip hop dafa am dialogue il faut ñuy xam ne hip hop dafa am dialogue parce que nit ñi mënoo dëkk ak ñoom rek bon di ñàngal rek di ñàngal il faut ngay mbalag ak ñoom di kaf ak ñoom di reetaan ak ñoom nit ñi moomoo leen bindoo leen yàlla mi ñu bind sa dafa wàcce saaru neexal nit ñi xul wa'uuzu bi rabbin naas
malikin naas illaahi naas min sari waas waasi xannaas xaafi dóori naas minal jinnaati wal naas mu ngi ci jublu rek ci neexal jaam ñi pour ñu gëm ko kon foog ñuy neexal nit ñi di leen bëgge mais li man nekk ñëpp xam nañ ne vérité la clip bu ma génne day toj morceau bu ma def day toj fi ma nekk kenn du ma fa fekk te ñoom fi ñu nekk fekk naa leen fa ba am ci ñaari kaset waaye man fi ma nekk kenn du ma fa fekk man fi ma nekk kenn du ma fa fekk fan nga nekk yow. mooy rester underground rester ci ay rhymes yu ding mais Lala est-ce que nekkul underground bi nga nekkoon moo taxoon nga bàyyi parce que rab bi doxul woon jamono boobu nga soxla woon di faj si soxla te mënoo koon faj est-ce que tamit jotul nga génn ci underground boobu. mais yow gars yi comprendre ñu quoi. xam nga man nan laa jàppee benn underground. dëgg-dëgg underground. mooy kiy génne les vérités rhymes les vérités rhymes sa baay am na rhymes yoo xam ne day nuru vérité mais du vérité moo tax seen sound yi day génn rek fay am na rhymes yoo xam ne du fay man sama son du fay demal nga teg li ma bindoon Rapatak demal nga teg 2 albums yi ma liggéeyal Rapatak 2006 ba 2012 samay son boo koy déglu da nga yaakaar ni léegi laa ko bind. mooy li ñuy di dund instant bi ni yow loolu nga bindoon quoi loolu nga raboon. loolu la hip hop soxla mais pas que ay textes yoo xamante ni amul bopp amul genn nga di ko forcer jaamu yàlla yi di neexal DJ yi di leen may xaalis pour ñu lay teg. kon da nga boo xam ne que rab bi dafa am mafia. sérieusement quoi man foofu laay déggee. bu fekkee li ngay wax nii yëpp moom. fi mu bëgg comprendre rek mooy rab bi daa am mafia. mun naa laa wax tuuti. amul benn télé Sénégal buy taxaw ne man laa la fatt naa la ci tegal sama clip. sa clip yi ma génne yëpp dañu ngi cartonné te jaaruma ci benn télé. mais jël nga clip bi normalement boo génnee projet da nga ko war a yóbbu ci structure bi ñu teg ko. parce que sama premier clip dama ko génne joxe ko ci ay télé. ñuy xaar neexal. ñuy xaar ma leen di dunguru. ñuy xaar ma di leen raamal. ñuy xaar parce que lu tax ñuy xaar mooy maa ngi dëkk ci banlieue bi maa ngi dëkk ci ghetto bi je suis un enfant de ghetto loolu moo tax ñuy xaar. waaye loolu ñuy xaar yàlla xaaru ko moo tax yàlla taal ma. yàlla taal na ma te tàkkoo télé taalu ma de. télé taalu la. yàlla moo ma taal moo ne kii force da ngeen koy xam nañ ma tey actuellement nii léegi rek avant nii sama copain yi nekk États-Unis ñu ngi may woo léegi nekk rue bi ñu rayee Tupac léegi nii. def ko vidéo ndeysaan taxaw ci rue bi. non lu garaaw taxaw ci rue bi. ndeysaan di ma wan ne ma laala fii la ñu rayee Tupac. léegi laa la wax fee ci sama koñ avant may génn di ñëw. c'est que da nga am lu spécial en fait parce que. yow yaay seul rappeur bi nga xam ne yaay réclamé ni que ne yow yaay Tupac ci àdduna parce que ñu bari jéem nañ ko man gis naa sax ñu jéem a teg ci sound diamant bi mais demul quoi. yow la mooy sa secret. lan mooy sa secret bi. mooy sama secret Tupac ñun duñ ñu xam ba ñu dee buñ dee suñ secret yi doo ko feeñ ñun suñ secret yàlla loolu lañ mission la ñuy dox maa ngi koy wax ma ne Tupac moom moo wax. Tupac moom moo dem États-Unis mu fekk fa gangsta hardcore hard shit mu dolli ci. man ma ñëwaat fekk fi gang sa hardcore hard shit Thug Life ma dolli ci Tës Life. voilà ñun dañuy dox mission. mission ran la ñuy dox man ak Tupac. Tupac dem na bàyyi ma. pour ma war a àggale tuuti ci mission bi. damay dem mais balaa may dem du ma toll fu ma toll dinaa gërëm Boy Deep nit ku baax la. nit ku xolam rafet la. nit ku ñàkk ki ñaan la. nit ku laabir la. nit ku respecté ay magam la. nit ku respecté ay magam la Deep. dund gis maa ko wax man laal daage Tës Life super saa lesaan Machiavelli Tupac man na ma man ndeyu kecap booy li may takk or la te Deep joxuma ko na ma pain. mais lan mooy sa problème ak yenn rappeurs yi ci Galsen nga dëkkee di leen clash yu ci mel ni 10 000 problème yu ci mel ni Mola Morgan waaye di sax des fois nga boole waale ko ci. waaye di daf ma xeex sama trophée. ban trophée. 2020. ban trophée nga waroon a jël. hip hop awards mooy meilleur artiste. bi ma Tupac feeñee ma ñëw laa la wax théâtre kat yi sax defatuñu théâtre mënatuñ def épisode te laaluñu ma ndax ni ma cartonné dafa jaaxal ñëpp meilleur artiste de l'année 2020 saal ba ñu taxaw ñoom seen awards di ko def nit ñi seen bopp ñoo doon wax ne c'est Lala Take jox leen ko Lala nit woo ma fa ne ma yaa ngi déglu ma ne ko waa maa ngi déglu mais yàlla fi mu toll nii mooy moo may waxal foofu yàlla ay waxloo ñooñu. mais est-ce que bokkoon nga ci nominé balaa ngaa yaakaar ne la ko jox aussi. comme nan nominé parce que avant ñuy joxe awards yi dañ naan ñii ak ñi ñoo ci bokk donc kenn ko ci gagné ci ñooñu noonu. ma ne boo tànnee sa ñu la neex ne ñii ak ñii ñoo ci ngay dem campagne élection tànn ñi nga war a defal campagne. gis nañ ko ci réew mi. waaw moo fi ne nag loolu lañ booy def
dañoo dem tànn ñi leen neex. tànn ca ka leen neex. ne mooma te ñëpp xam ne yàlla kii la xam nga sa waay li taral hip hop Sénégal te day gën a torox ci torox la jëm buñ dindiwul loolu. parce que bëgg naa la laaj yow sa maanaam sa vision ci hip hop Galsen boo toogee ci kaw di xool ci suuf lan ngay gis ci hip hop bi yow. su ma toogee ci kaw di xool ci suuf sama yaram day daw ay milliards moo tiim hip hop Sénégal ay xolu iñaan di ko yàqal hip hop Sénégal réew mu laal attaqué dëkk nga koy xeex yaa ngi xeex hip hop Sénégal. man laa la taake kese mun naa tax États-Unis ñëpp di fi ñëw ñoom sunu ñoom Dr Dre ñëpp di fi ñëw léegi kooku soo ko muuree yaa ngi muur sa drapeau réew il faut fekk ñëwuñu soutenir Thug Life laa la wax fekk ñëwuñu soutenir ko hip hop Sénégal ci torox la jëm Dip nag rëcc na parce que Dip yàllaa ko barkeel gis na affaire yi gis na c'est normal ma ne Dip yàlla moo ko barkeel mais yow su may wax ci booy yi maanaam nouvelle génération bi boo gisee ñuy rap affaire yooyu noonu pour yow fa lañ jëmee hip hop. ma ne nouvelle génération bi ni ma gisee ñiy rabee nii am na ci ay talent am na ci ñu mun rap. comme kan. wax dëgg yàlla comme ñu mel ni Def Coow Records ñoom ñoom Kaala ñoom Kay Mërda ay real shit niggas ñu mun rap non seen xam nga non bëri na mais bëri na ci ñoo xam ne rabuñu bëri na ci ay ñoo xamante ni xam nga lu ñu def comédie texte te comédie texte te loolu dundalul hip hop comme kan du ma tudd tur ku koy def xam nga ko kuy def comédie hip hop Sénégal rek xam nga ne yaa ngi def comédie texte xam nga ko saa waay man nekkatuma makkaama di la wax diw jàmm gën jag saaw am nañ benn boy buy cartonné ci hip hop bi buy cartonné ci musique sénégalaise ki son nom Samba Peuzzi sama rakk la ci side bi ngeen bokk fii la dëkk mais dégguma nga lim ko c'est quoi le problème entre vous deux. amuñu benn problème ay magam sama xarit lañu yàlla na ko yàlla dimbali mu ngi ci carrière talent bu baax et puis mu ngi bokk ak sama frère Dip label Reptel Music muy label bu engagé yàlla na leen yàlla jàppale yóbbu leen ci kaw ci kanam yóbbu leen fi ñu bëgg a àgg ils ont une bon talent. pour yow tey jii nii booy xool Sénégal lan moo tax Macky Sall war laa recevoir parce que dégg naa ci benn interview ngeen Macky Sall la war a recevoir. parce que ku mel ni laa la tàkke ñëw créé boo xoolee sa site gars yi gis nañ ni que ni fii saa yu tawee da ngeen am problème donc déjà loolu bëgg naa nga dénoncé ko ci kanam am nga benn taxawaay bu rappeur war a am ci biir cité am. ma ne tey bu la Macky Sall recevoir lan ak lan nga koy. wax nga lu am solo 5 télévision laa toog di ko wax. Macky Sall na ma recevoir. je suis un jeune engagé. j'ai des projets. tu n'es plus jeune nag. non. ba léegi t'as pris de l'âge. waaw d'accord papa. mais 40 ans la am du ma mag yooyu quoi. 40 ans la am du ma xale mais du ma mag yooyu. jeune laa ba léegi jeune laa ci Macky Sall. je suis très jeune ci côté président Macky Sall. waay xam nga li ma la bon moom la fi yàlla teg. man idée bi suma mag yoroon dama koy yor man du ma tëb classe président dama lay d'abord woo ci njëkk. dama lay woo ci njëkk. woo ci njëkk bi mooy nga woo ma audience. ma wax la jeunesse bi bëgg nañu liggéey. ma wax la ne la service yi société yi. waxal ak ñoom ñu bàyyi ni ñuy exploiter jeunesse bi. 24 heures ngay fay journalier 2000. 24 heures ngay fay journalier 3000. ci journalier boo xam ne mun naa jóge Grand Yoff. ñëw liggéeyee fii ci Jaksaaw. nga fay ko 3000 añ reer maanaam ndékkeem añam mu jëlee ko ci kon kooku lan lay yóbbu gàlleem 1000 francs réew moomu nan lay doxee réew moomu mënut a dox man loolu laa bëgg a waxtaan ak président mu wax entreprise yi. mais am ngay projet quand même projet yoo xam tey boo toogoon ak moom di nga ni ah man sama projet nangam la ak nangam ak nangam te bëgg naa nga def ko ci gërëm. sama premier projet xam nga mooy lan. xale yii nekk fii nii enfants yi. nañ leen di seen faj dafa des hôpital. xale yi boo yoru xaalis doo faju. et pourtant ñoom am nañ couverture de 0 à 5 ans. loolu waxin la ndax benn ci man mi rek sama doom Mansour Thiam bi mu feebaree fan yee may dox ci couverture boobu kenn faalewu ma. sama xaalis laa génne faj ko tax dama doon testé parce que je suis un messager avant may wax. damay bëgg preuve. comprendre nga. loolu ay wax la rek. dama bëgg ñu bàyyi xel xale yi di leen toppatoo di leen soigner. seen njàng ñu di ko toppatoo. xale yi léegi jàngatuñu ban heure moo jot instant bi 12:53. da daan fekk xale yi ñu ngi school di jàng. waaw mais gis nga leen ci mbedd bi.
ñoom ñoo ëpp mag ñi ñoom ñoo ëpp mag ñi ci mbedd bi actuellement xale yi jànguñu métier jànguñu école réew nag ndaw moo koy doxal ndaw yooyu soo leen toppatoowul mais rebelle yi ngay indi ay rébellion ay jaayam dorog ay agression ay sàcc da nga après sa prison ngay sonal prison bi day tëj te booy ragalatuñu prison booy ragaluñ prison non parce que booy li ñuy dund ñoom seen bopp prison la nga yeewu presque 6 mois doo am 1000 francs 6 mois doo am 1000 francs prison quoi. waaw léegi kon loolu da nga koy jéem a dindi sa réew nan nga koy dindee sa réew créer ay entreprise créer ay société xale yi liggéey ndaw ñi bëgg nañu liggéey entreprise boo dem suba teel 4 heures du matin 5 heures da nga fay fekk lu mat 80 jeunes ñu ngi toog journalier kii jël bu ñëwee ñaata lay jël 20 personnes li ci des du leen jël ba pare 20 personnes yi mu dem liggéeyloo leen liggéeyu 50 personnes nga liggéeyloo ko liggéeyu 20 personnes ba pare li ci des ci xaalis boobu nga def ko sa compte. nekkatul exploitation mais surexploitation. merci mais loolu man laa la taake laa ne. fekk dañul ci Sénégal jeunesse bi ñii dañuy gën di sonn dañuy gën di tumuranke. te ñii di ñëw ñooy gën a sonn. di gën a suuf dafa seer. actuellement. te booy yëpp bëgg nañ màgg am kër. te suuf dafa seer. te gars yi nga koy séddoo. ñun moom bokk ñun fi mu toll nii dañoo xool nii rek man suuf man dama naan sax est-ce que ci réew mi lañ dëkk ndax da ngay juddoo ci réew mi màggee ci réew mi tekkee ci réew mi nekk problème. en tout cas yéeme na en tout cas je pense que message bi muy bëgg a lancer foofu am na solo mooy ñu bàyyi ci xel maanaam Sénégal bi ci suuf comme ni nga koy tuddee rek gars yi dañoo sonn dina ci gars yi jàpp bu baax a baax a baax a baax mais damay bëgg ñu seetaan léegi benn clip Dieu Mama bu Teuss Live après ñu dellu si waat gars yi ma jàppale la. am booy Dieu. waaw jàppale la gara waaw jàppale la gara waaw jàppale la gara aca nañ dem seetaan clip boobu noonu ñu dellu si waat léegi. Rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Yes guys defe naa loolu ngeen doon xaar Lala Take sur la Proxi TV depuis très longtemps gars yi ñu ngi koy wéet di ko wéet après Dieu Mama dañuy continuer Lala dama bëgg nag sincèrement tey pour une première fois nga leeral ñu sa problème lan moo tax nga contre 10 000 problèmes lan moo tax nga contre 10 000 problèmes Lala da nga ko nangulu mën rabam wala da engagé wul ci action yi wala lu mu demee noonu. bu ñëwoon ne comédien la di saaga mag ñi. sama yoon nekkul ci moom. bu ñëwoon ne comédien la di saaga di xasse. sama yoon nekkul ci moom. mais dafa sakketoo hip hop bi ne moom rappeur la quoi te moom du rappeur. yow da ngaa mës a gis 10 000 problèmes bu rap 12 mesures bu carré. mais mi ngi def ay sound. xanaa bi ma dalee ci kawam bi ma jógee ci kawam ngeen commencé dégg ay nit di ko bindal di ko jox ne ko rabal. mais ban sound koy clashé ban sound nga ko mën a clashé. et puis moom et puis 10 000 refrain requin bi mu jël di ko rabat pour lan la. ban refrain. xam ngeen xamoo leen loolu. loolu c'est dangereux quoi soundam bi muy génn noonu di ma ci classe ma nag fu ma la. mais soundam boobu noonu mais requin moom refrain bi. ba pare requin moom ci boppam na moytu requin parce que requin nopp góosam bi la soxla moom. lépp moom moo ko indil boppam. lépp moo ko indil boppam na bàyyi sawunu jàmbur nit ku liggéey sawunam tukki dem Europe nga jël refrain am di ko rap pour quelle raison chaque jour tey rek ci suba si requin mu ngi may woo di ma réclamer loolu pour quelle raison muy def loolu. non. di paf boobu noonu boole na fi Tupac ak Biggie Small. mais est-ce que du yéen géemu kaana ba ngeen bëgg a indi ci town bi. non géemu kaana ba moom mosu fi jóg fii Sénégal mosu fee jóg lan mooy géemu kaana ba mooy compétir. non pas compétit quoi maanaam violence bi am ci kaana ba amul fii sunu hip hop. non violence amul ci hip hop Sénégal amul ci quoi. violence amul ci ay vérité moo ci am. dama la mës a dégg nga ni dama la mës a dégg nga ni affaire yi am na fu muy toll dalay dara nga wàcc saayidam. déggoo nga ne am na fu muy toll nga wax. foofu kay bu fa tolloo mooy li Yékini waxoon Balla rek. fu jàmm yenduwul jàmm du fa fanaan. am na fu muy toll laax fu jàmm xëyewul jàmm du fa yendu. waaw voilà. am na fu muy toll kay ma wàcc gàllem parce que xale laa gis nga ma damay entraîné. booy teel. comptel 10 11 12 13 14 15 16 17. 1300 ngeen naan lan.
1300 la 1300 pompe. 1500 1800. wala mu lay maas. ah problème def day puub lii bu ko defee xam. non mais sincèrement je vois que ni tu es quelqu'un boo xam ni yaa moom sa yaram quoi mais nag rab moom soxlawul lool quoi rab soxlawul ay physique ay violence ak yooyu noonu mais rappeurs yi ma jaaxal sam problème mooy dama lay gis nga clash ku ñu mel ni Fou Malade lan mooy problème de Fou Malade. moom da ngay gis. benn jour yaa ngi wax non Mollah Morgun. voilà Mollah Morgun. pourquoi le problème avec Mollah Morgun. est-ce que xam nga Fou Malade moo ma takkal jabar. waaw. moo ma ngénteel samay doom. waaw voilà. parce que moom moo jëm album bi yëpp. Mollah Morgun bi mu taxawee di saaga Fou Malade. neel benn. waaw. neel waat ñaar. ci koo xamante ni man dama ko daan wax studio demal sangu. malal na ma baal jàmbur ma ne ko na dugg ci wanag bi sangu kii dafa salte. Mollah. laaj leen ko ne ko ndax laala mus na laax duggal ci wanag bi sangu da est-ce que laala daawul xataraayu ci sangul ci toile ndax salte di toog ay 3 mois di sangu naan underground. malal héberger la mën a muñ yooyu mën a muñ ay teeñ yi génn sa yaram mën a muñ ay matt yi génn sa yaram ci kaw lalam foofu sax sama yoon nekku ci quoi malal moo laabiree noonu. man laabiree wu ma noonu je te dire door salte man meen mais ma ñëwaat ci benn côté. doo nekk Europe yor sa benn caga tubaab di saaga sunu kilifay dëkk bi di saaga underground nu Sénégal naan yow saf xam nga naan rap Sénégal bi doxul Morgun moom moo ñuy wax rap bi dox na wala doxul Morgun fan la ne. mais nag yow mi xam nga ni rap bi doxul. rap bi doxul rap mais du moom warul wax loolu yoonam newu ci. man maa war a wax dox na wala doxut. da nga ko génne ci mouvement bi quoi bokkatu ci. mais du rappeur Morgun bit si niggas la non mi bitees la non mais lu tax. bit si niggas non seen lan la def ba maîtriser bit ba mérité loolu nga koy woo. mais Morgun yow da ngaa xamoon Morgun du waa kër gi ñoo taal Morgun. waaw kër gi la njëkk a xalab jaay leen jukkoy goradi ñu ne déet Fou Malade mi nga xamante ni moo ko ngemboon mu xalab Fou Malade kooku nit la. ma ne bien si toog oh yaa ma dafa ko Morgun fuck that put your hands up. xam na la ñuy def dama lay bàyyi na nga rab comme ñi ci mbedd mi mais fexeel ba side bi ñu nekk nii nga waxal leen li nga xam ne moom mooy seen i difficulté lan mooy problème bi nga xam ne side bi nga dëkk nii muy Jaksaaw nga waxaale seen i problème en même temps nga defaale sound am xam nga microphone xam nga li ma bëgg ñu xam ko mooy banlieue bu mel ni Jaksaaw banlieue bu mel ni comment dire Diamaguène Pikine benn barak yëmbal dañ leen war di jàppale ndax ñoom seen i jafe-jafe jafewut nga defaral leen tali dindil leen ndox mi defaral leen ay yoon yu baax école yu baax hôpital yu baax xale yi di mën di faju mais est-ce que hivernage ak léegi gars yi jot nañ fay def loo xam ne tey bu taw bi ñëwaatee dina mën a gisuma ko man laa fii laa dëkk Jaksaaw gisuma ko keneen ku ko gis na ma ne gis na ko waaye man gisuma ko mais am ngeen maire jigéen la dem ngeen seeti ji ko waa Jaksaaw ñoom ñuy yëngu ci politique ñu ngi ci côté am mais ñun ñi nga xamante ni ñun yënguwuñ ci politique gis maire bi sa problème la gis ko laa la gis maire bi problème la man laa la taake porteur de voix wu Jaksaaw maintes fois jóg naa pour bëgg a gis madame la maire mënuma ko gis ñi may wax naan ma ay bon moom buy recevoir lundi wala mardi ma reer ak noppi maire bi ku baax la si maire bi personnel ndaw si sama yaay jooju ku baax la dama ko sikkan non léegi lan mooy problème bi lan moo tax ba léegi yéen ngeen problème bi mooy ba léegi dañ maa war a bàyyi ñi nga xamante ni ñooy nekk ci entourage bi di ma yóbbu lundi mardi lay recevoir ñoo ma war a bàyyi ma toog ak moom wax ko li banlieue bi soxla nañ ma bàyyi ma toog ak madame la maire wax ko li ñu soxla ñu moo gën ñu may jéem a parce que man nga di ma pionde ci côté madame la maire yaa ngi def danger parce que man maa ëpp doole madame la maire Jaksaaw gis nga li ma am madame la maire munu ko madame la maire tey bu ñëwoon taxaw fii xale yi buñ ko wëree dañ koy sànni xanaa man laa la taake ma ànd ci ñu rus ma kon xale yi fii maa ko fi ëpp doole ku mel noonu soo ko amee sa koñ mais da nga koy teg sa wet mu di la wax li jeunesse bi soxla ama
gis nga xam nga may la ñu waxtaan yéen samay doom samay jarbaat ñii dama leen bëgg. parce que ñii Tupac xam nga Tupac. danaan wax ci jamonoom Tupac. danaan wax danaan wax États-Unis xaar leen daf leen naan danaan wax naan di ngeen ma rey man xam naa di ngeen ma rey mais créé naa defar naa ñoo xamante ni sama esprit la ñuy yor mooy man ñii ngay gis sama esprit la ñor ñii ngay gis ni ñu ci ëpp ci ñoom seeni papa maa ngi ñoom ñooy ànd ñu ci ëpp nag ci ñoom ñii seeni papa ñooy ànd merci ay xaritu Mansour Thiam Sidi Thiam ñoo fi taxaw déedéet la taake baana Hip-hop nañu ko def rap nañu ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip-hop nañu ko def rap nañu ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip-hop nañu ko def rap nañu ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. C'est ce qu'on ressent quand on est dans la rue coono la ñuy àndal mais li ngeen jot a gis léegi moom moo nekk li nga xam ne mooy lu spécial fii ci koñu Lalla Taake muy wane ni que ni xale yi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax et dans hip hop parce que hip hop su waajee ci mbedd mi rek moomatoo ko donc ñëpp la sam waay dan ngay tëjee. bon sonn nañ de. sonn ngeen mais dama bëgg a wax ne juste pour ñu xam ni hip hop M6 dafa war di sañse bëgg boppam parce que déjà yow boo nekkee rappeur rek dëkkal nañ la fenn. kon da nga war di wane bon comportement moo tax sama xol bi mu ngi gën a jeex su ma gisee ay Morgan di tilim ci hip hop bi ne ba pare di ne rappeur la ma gis dof bala 10 000 problème di jël ay njàmpe di ko woddoo yooyu c'est pas hip hop yooyu gis nga yooyu c'est yooyu du rap dafa laaj sañse ba rafet sañse quoi sañse comme ni ko suma mag daan defee Tupac xëy def benn bu blanc Timberland jaune est-ce que comprendre nga sañse quoi lii la rap laaj sañse yéegal lu rafet la sikiri nga sol ko mais doo jëli njante di ko takk seen digg di dof-doflu mais Dip lu rafet lay sol. non mais un rapport doit être exemplaire en fait parce que booy les suivre ay xale la ñooy topp donc da ngay war a wan lu baax. mais yow ku ne xam na ni njàmpe pour toilette la. pour sango. moo tax man laa la buñ ma naan da ay man damay comédie mais dañ maa yab mais ñoom fan lañ bàyyi 10 000 problème ak Morgan ñu Morgan dafa tilimoon ba ndiggali tekk lëndi tilim. mu ngi may dégg non seen na ma tontu man du ma ñi muy tontu ñuy bàyyi mu sedd man xam na ma bu baax am sit down ma ne big respect même ba Dip hip hop Sénégal big respect même ba Dip dund gis forever man. ñu bàyyi la nga tàggatoo après nga may ñu benn freestyle. ok naar moom soog bi may wax waa Jaksaaw jeunesse bi bëgg nañu liggéey jeunesse bi bëgg nañu liggéey xam nga may wax Jaksaaw jeunesse bi bëgg nañu liggéey ndax jeunesse bu mel ni naar ubbi lu mel ni dëkk Jaksaaw xam nga kii bëgg na liggéey investir na Jaksaaw dee leen sañsee ci man di leen solal may wax mooy li may wax sànq président na soutenir xale yi bëgg nañu liggéey
dem bi ñuy dem ci géej gi di dee mun na ñàkk. gënul leen quoi. di dem ci géej di dee sa waay tekkee sa réew moo la gënal ngay gis sa yaay bu fekkee yow nekk ci sa réew am dërëm jafe la mais fa nga dem géej dee non mais maa ngi bëggee nag seen chute bi joxaat ma noo bi. Proxi vraiment ngeen nekk ay xale yéen yal neen yàlla taxaw leen ndax télé bu fi doon télé tey nii la démarré toq moo gën yuret te ay xale ngeen te gis naa ni ngeen sawaree ak ni ngeen engagé parce que man Lala Take du n'importe quel site moo may jël site bu ma jël site dignité la site personnalité la je vous remercie je remercie Tafla Boss sama caméraman je remercie Kendu Moto sama ménagère staff et en même temps Kadiana sama dirigeant technique Kadiana de Guédiawaye gis ngeen ko ni mu sonnee ci Test Live Lala Take big respect encore Deep big respect encore Fou Malade big respect 2 mètres carrés requin big respect Zapata big respect ma man Kopa Pinal Gang requin 2 mètres carrés forever man requin 2 mètres carrés Yolas forever man 2 mètres carrés big respect Rap Attack big respect tous les membres Rap Attack big respect Old School Hip Hop Sénégal Underground Hip Hop Sénégal forever man. ayca dañ lay bàyyi juste nga def freestyle bu dóob en attendant ñun ñu xool lan la ñuy xool ci shop bi lan lañ ci war a laaj quoi lan lañ fa war a jënd playalum bit nga même benn freestyle wala jëlul bit. Test Live nigga Test Live mooy king bi Dip seede na ko Lala Take mooy king bi jinne yi bëggee nañ ko dund gis Test Live benn peeru bët la ca ñuul la ca weex benn peeru bët ñëpp a gis daal di noppi Dip wax ci kaw Test Live mooy king bi Dip waxal ci kaw hey Mr Dip dund gis ku lay noonu ci biir mbooloo mu ci gën a ndaw bu jën ak Mr Test Live dafay gën a ndaw dund gis Test Live ñoo fi féetoo kaw na lokk yëpp jóg ci kaw ñoo fi féetoo kaw na Test Live fi jóg taxaw ñoo fi féetoo kaw Tupac moom ma ko caat Dip moo ko waxaat Test Live mooy king bi Lala Take mooy king bi Tupac moom ma ko caat Dip moo ko waxaat Test Live mooy king bi Lala Take mooy king bi Tupac fee ñu mën ci gént loolu du caaxaan jox ma micro ne ma rabal loolu du caaxaan bi may gunne ba léegi tallu ma caaxaan musuma yàgg ci néeg bi du ma jaaxaan li ngeen ma yéene ci néeg bi du ma jaaxaan Test Live fërëk na li nga supp sa équilibre bu Dip musiba ëpp na ay millions équilibre bu Test ëpp ma yàqal ëpp na ay millions man ni nga Test rek naas ni nga supp sa bi ya MP ni nga rap romb ay petit clip a dem marché jënd fa ay petit slip man ni nga Test rek naas ni nga Test proximique forever man. jaajëf voilà ces gars les gars on était ici avec mon man Lala Take Lala Pack from Diamaguène Diacksao donc sama gars yi leen indiloon tey nañ dem xool yenn gars yi ci biti en attendant on va essayer de continuer de faire notre visite parce que c'est une première ici à Diamaguène Diacksao donc nañ xool la moo am ci biti Ndoye ñu dem xool la moo am ci biti rek wallaay boy kaa leen ci shop bi ngeen jënd men rag Rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd